lépp li nga xam ne tey entreprise bi fekk na ko fi bi fi SDE jógee te mu nekk ay accord depuis 2020 ba tey lépp luñ ci waroon def nañ ko ci. waa Léopold Tamba ñoo jóg amal ñaari fanu grève ni ki tey la ñu tàmbali fanu njëkk wi donte sax juróomi syndicat la ñu ñetti demuñu ñaari ñoom tàbbi nañu ci grève gi nee nañ am nañ ci satisfaction. waaw kii joxe kàddu gi sànq li mu wax nii da cee xaw a juum parce que ci juróomi syndicat yi fi nekk même su dee ñaari syndicat ñoom ñoo dem grève war ngeen mën a déglu leen waaye ne parce que am na ñetti syndicat yoo xam ne demuñu grève ñële tamit dañoo am seen i revendication boobu kenn xamul ndax ñett ñooñee ndax dañoo fare ak ñi nga xam ne ak seen u donc ça veut dire ne que peut-être que dafa mel ni xaajaloo bu daw si diggante bi mais li ma gis daal mooy newoon nañu dinañu couper robinet yi ak yooyu mais gis naa ne que robinet yi sax finalement daanaka coupé wu ñu leen ko mais li ci gën ci lu ni mel à chaque fois rek dañuy wax ne que su ay syndicat bëgg a dem grève il faut que ñu ut benn consensus boobu ci waxtaan lañ koy mën a am parce que tamit kenn mënul imposer ab liggéeykat ci ay droit am lu muy santaane ñu jox ko droit am li nga xam ne ça lui revient de droit il faudrait que ñu ko koy jox su dee par exemple dafa revendiquer loo xam ne nag dafa jéggi dayoo su boobaa tamit waxtaan war na ci ba ñu xool naka la ñuy trouver consensus. bëriwaan na itam jafe-jafe yi ñuy revendiquer muy yokkum salaire gi saa su ne comme yeneen kër yi alors même sax impact bi bu ñu ko gisul loolu ci ndox mi coupé est-ce que jotul ñu waxtaan ak ñoo yooyu les travailleurs. waaw je pense que problème fu mu am ci entreprise il faut que la direction ak les syndicats parce que mënu ñàkk à chaque fois entreprise moom syndicalisme ak direction bien saa dañu nekk couteau tiré mais loolu il faut nga am une direction très responsable également pour que ñu mën di toog di apporter solution ci jàmbatu ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee di les travailleurs de Sen'Eau parce que ay liggéeykat lan comme yeneen ñu liggéeykat yi beneen bi nag buy amee également du tee li nga xam ne wax nañu ko ñoom ne terewul li nga xam ne mooy plan d'action bi nee nañu ñeneen syndicats yi kenn topp leen ci loolu moom moo tax ndox ñàkkul mais je pense que pénurie d'eau à Dakar ba tey c'est une réalité ba tey nit ñi ngi fay ay factures yu cher ba tey boo demee Nord Foire dem Yoff Apix dem feneen ak feneen da ngay gis ne dañu am problème bu ndox nga dem ci ay localités yoo xamante ne tey ndox ma fay génn baaxul te loolu bokkul woon ak li nga xam ne moom la ñu jaayoon Sénégalais yi ci seen eau que dañuy indi ndox bu doy sëkk ndox boo xamante ne à moindre coût malheureusement ce n'est pas le cas nga gis kër goo xam ne dina toog weeru yàlla boo xam ne ñetti yoon lay am ndox bu facture bi ñëwee nekk 90 000 francs wala sax lu ëpp loolu jafe-jafe la beneen boo xam ne bu weesoo seen i jàmbat ñoom liggéeykat yi beneen problème boo xam ne sénégalais également bëgg nañu direction bi indi ci ay pexe wax ci également fan lañ ci toll ci li nga xam ne moom la ñu waxoon ci KMS 3 ak li nga xam ne moom la ñuy wax liggéey te terewul saa bu ñu toogee ñaari ay bés ñu def communiqué ne sénégalais bu ñu moytuwul ndax dina ñàkk ñu ci pexe au moins pour que ñàkk ndox nekk un mauvais souvenir peut-être pour les sénégalais. Fatou Ndiaye yeneen liggéeykat te ñoom sax ay soxna lañu UCG lañu bokk nee nañu ànd ñu benn yoon ci grève bi nga xam ne ñi fi nekkoon ay liggéeykatu ama Sénégal SIAS ak Sotrac ñu ngi koy def jamono ji muy ay xiifal gu métti te ñu door ko sax boo leen fàttali ko ay bés wala ñu génn ñoom ci seen bopp sax soxna yooyu amal nañu ak rassemblement ana loolu moo waral ñu daal di désolidariser ci seen i naataango yooyu tontu li Ndeye Khady Thiam Tall. ouvrière moo yëngal tey jii liggéeykatu UCG yi ba ñu dem nag daal di rek ànd ak seen ñoñ yër doon liggéeyee ca ama Sénégal SIAS ak Sotrac nga xam ni jamono ji ñi ngi ci ab xiifal foofee ca jàkka bu terminus bu Liberté 5 ca boobee rassemblement sax nag nga xamante ni ñoom travailleurs yu UCG yi ñoo ko daal di organiser ñaar ci way xiifal yi daal dinañu loof ba ñu évacuer leen ci hôpital muy mbir moo xamante ni nag waa UCG yi ñëwoon daal dinañu ko ñaawlu ñuy xamle sax nag nit ñu ëpp ci ñoom waa UCG yooyu le ña nga doon liggéey ca SIAS ak ca ama Sénégal ci fàttali liggéeykat yo woon ca ama Sénégal SIAS ak Sotrac ñi ngi sàkku ci état bu Sénégal mu fay leen fukk ak ñetti milliards yu toftal 200 millions ci suñuy koppar te sàkku tam ci njiitu réew mi mu daal di nag respecté kàddu yi nga xam ne jëbaloon na ko ci daal di régler bile problème ba faw niki février 2019 ca Géejawaay ca campagne électorale ba ci lu jëm ci koppar yooyu nag ñoom grévistes yi ñi ngi xamle ni benn milliard beeg genn wàll 1350 agents wu SIAS ñoo ko moom ñaari milliards ak 700 millions ya 1777 agents yu ama Sénégal ñoo ko moom waaye itam juróom-ñeenti milliards yi nag 2250 agents yu Sotrac ñoo ko yelloo.
xanaa ñu joyanti rek mel na ni doonoo juum ci bi ñu koy xaatim ne liggéeykatu UCG yooyu dañoo ñëw kon fas yéene jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay liggéeykatu ama Sénégal ak SIAS ak SOTRAC. Léopold mu mel ni njaw ma ngay desoo xam bin ci wàll wi ba léegi xiifal gi itam ci ay mag mi ngi wëy est-ce que jotul nag bu dee sax waxtaan ñu amal ko ngir ñu xool ana yan yoon nañu mën a jaar ngir trouver solution. ñii liggéey ba nga xam ne dem nañu retraite état bi bu leen amalee xaalis waaye na leen fay seen xaalis moo ci gën a yomb looloo ci gën a yomb d'autant plus que laajuñu ay 4 milliards ay 5 milliards mais dafa di wareef goo xam ne état bi daf ko amel ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu joxe nañu seen i àddina ci lépp ci liggéey gi ba nga xam ne ñëpp a nawloo nañ leen la ca des kaj mooy état bi na góorgóorlu même bu dee mënul joxe li nga xam moo di intégralité somme bu ñuy xaar na état bi jéem a def li nga xam ne ay moratoire c'est-à-dire que benn année par exemple ci 2 mois ou 3 mois 4 mois mu génnee 250 millions ba noonu ba dabe waaye nag li ngay gis ni dafa ñaaw que les gens yoo xam ne qui ont sacrifié leur vie pour que Dakar mën a set Sénégal mën a set tey jii nag nga xam ne mënatuñu ñu ngi ci retraite ñu am xaalis bañ leen amel waaye li ci gën a yomb rek mooy nga génne ci sa gafa nga fayal ñooñu li nga xam ne mooy seen xaalis parce que day gën a encourager nit ñi sax ñuy gën a mën a liggéey parce que liggéey tamit day ànd ak encouragement mais malheureusement au Sénégal nag li soo demee ba xaaw a jël retraite c'est fini léegi retraite bi sax pour nga mun koo jot problème la dañ lay dawloo ba nga xam ne yow finalement doo xam foo féeti mais ne na état bi def effort génnee xaalis amel na leen xaalis na leen ko jox jàmm ne ñooy xiifal gi mi ngi wéy ba léegi Fatou Abdou ci ñoom mun ne ñu nekk ay mag déjà waaye gis nañu ni jàppalante bi ci seen biir nemmeeku nañu ko rawatina ci seen i mbokk UCG yi. waaw c'est tout à fait normal parce que nag solidarité dafa war am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci liggéey yi nga xam ne tey ñoom UCG ñoom ñoo donn yooyu entreprise nga xam ne ci ay jamono ñu ne liquidé xam nga ñu ngi koy wax c'est-à-dire que dafa bëri ay promesses yoo xam ne taxoon na ñoom ñu am yaakaar malheureusement jusqu'à présent ils ne sont pas rentrés ci li nga xam ne mooy koppar gi nga xam ne moom la ñu leen ameloon tey ñu ngi doon wax 14 avril 2016 bi le président de la République conseil interministériel mu wax ne bépp entreprise boo xam ne liquidé nañu ko nañ fexe ba fay leen seen xaalis Boun Abdallah Dionne nekk fii élimaanu jëwriñ ñëw ñu wax ne fii ak ñetti fan képp koo xam ne amal nañu la bor ci SIAS amal Sénégal dinañu fexe ba fay la sa xaalis ñu ne déetawaay ñu dem en 2019 le président de la République Macky Sall à Guédiawaye muy def campagne électorale pour élection présidentielle mu taxaw dig leen na leen fay seen i xaalis loolu digee yëpp ci kenn la jógee muy ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom miy joxe instruction donc ça veut dire que il est au courant de cette situation bi nga xam ne les travailleurs de Ama Sénégal les travailleurs de SIAS de SOTRAC ñoom ñëpp dund nañu ko ba tey ñu nekk ci grève de la faim boo xam ne maa ngi koy fàttali li keroog ne depuis 2009 ces travailleurs ñu ngi def ay grève de la faim à chaque fois nii la ñuy tëddee ci ay bassin ci ay matelas seeni mbokk ñëw ay nit ñëw di leen jàppale mais jamais ñu rentré ci li nga xamante ne mooy koppal goo xam ne nguuru Sénégal am nañ la ko donc l'information le président de la République là na dimbali ngal la ñi nga xamante ne ñaanuñu wayaanuñu tàllaluñu seen loxo c'est-à-dire dañu liggéey à la sueur de leur front ñu jël entreprise yooyu liquider ko ne entreprise yooyu tëj nañu leen am ay soirée yoo xam ne amoon na ci koppar goo xam ne 13 milliards 200 millions francs CFA man ma gëm ne nguuru Sénégal ñàkkul li nga xamante ne mooy koppar googu pour mu fay leen il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique de payer à ces pères de famille li nga xamante ne moom mooy seen koppar parce que ay njaboot lañu seen i famille daanaka tasaaroo na am na ci ñoo xam ne ca ñoom ne nga barsàq ñi ci des nga la nañ leen jox seen i xaalis ñi nga xam ne ñoo faatu ñu fay ko seen njaboot parce que nag seen koppar la te ñoom ñoo ko moom. ñu wax ci leneen Fatou Abdou Ndiaye ci bile audience publique bi conseil exécutif des transports urbain de Dakar daal di organiser di ab ndaje bu am solo ëmb acteur u secteur boobule jëm ci wàllu ko étude impact environnemental social ak projet restructuration globale bu réseau transport en commun Dakar jëm ci cadre BRT bi nga xam ne ñu ngi koy sumb ci Ndakaaru ko tund yu ko wër di ax porox ndol itam ci directeur bu CETUD ba mu daal di xam ne lu jëm ci wàllu parc automobile bi lu yàggul dara daan ko renouveler andi ci ay coppite ñu teewlu ci Tidiane Diallo ci ay leeral. ngir defaraat réseau transport bi fii ci Ndakaaru waa conseil exécutif des transports urbains de Dakar CETUD amal nañu tey benn audience ak acteurs yi. am ay engagement Sénégal ci li nga xam ne mooy réduction impact changement climatique yi beneen bi ci des mooy dina am ay tali yu bees yu mu àndal tali yooyu. di ngeen gis ne assainissement bi daf ci war loolu tam projet bi da koy ëmbaale ay éclairage comme ni nga xam ne BRT bi noonu lañ ko tëggee.
ngir seetuwaat parc automobile bi directeur bu CETUD di si dalal xel yi. car rapide ak njaganjaay yi fi des ndax bëreetul lool 2500 lañ ko xayma woon ci 2005 état bi jël décision ne day monter li ñuy tuddee programme de renouvellement parc. Première phase projet bi dañu koy amal ci atum 2022-2024 coût bi nag ñu ngi koy xayma ci 210 milliards de francs CFA.